20h30 mooy soog a jot fii ci Sen TV la télévision leader comme tous les mardis beaucoup d'informations beaucoup de divertissement beaucoup de fun mais aussi beaucoup de direct Sen rendez-vous jëm TikTok. dëgg la di. la ku TikTok ma ne beaucoup de direct TikTok rendez-vous. waaw xam nga comme Marina des fois ni muy faralee di dugg ci TikTok beeg yooyu di wër ay bagages des fois dama koy wërale ay bagages ci biir TikTok bi. noonu la demee waaw mais mën nga nuyuwaale tam waa TikTok beaucoup aussi de sons qui jaillissent de partout ah. yaa ngi gis Nafi. ay ba tey baax na demal nuyu leen. maman lu nuyoo après mu nuyoo. non yow yaay nuyu noonu. maa ngi lay siyaar bu baax a baax di siyaaraale waa TikTok bi di leen bëggee bu baax di nuyu mbokk téléspectateurs yi ak suñu invité bi nga xam ne moo fi toog fas yéene ànd ak ñun ci émission bi di wax ne tey sama daal Ndakaaru Cambérène laay dem ci pont bi nga xam ne moom moo nekk foofu ku ne xam na ni travaux yi bi ñu ko commencé yàgg na ay pont pare na ci diggante bu gàtt boo xam ne Cambérène rek la embouteillage bi ñu ci nemmeeku ci koor gi ak poussière bi nga xam ne waa Cambérène ñu ngi koy dund ak lépp insécurité beeg yëpp ci kanamee tuuti ñu jàllale benn vidéo daal ci mais Mbaye gisoo ne TikTok nag war na bokk ci RV New Look bi. mais bien sûr TikTok bi dañ ko ciy dugal. ñu am rubrique TikTok parce que nag vraiment TikTok neex na. jël naa ko en charge. rubrique TikTok bi. kon xanaa da ngay ñëw jeudi ak vendredi. chaque jour damay ñëw lundi mardi mercredi jeudi vendredi incha allah. ñàkk ñëw chaque jour sax wóorul nag. ci ñu jëm ni non wóorul léegi nga xam ne damay ñëw lundi mardi mercredi pour daal Ndakaaru jeudi vendredi TikTok. très bien. waaw très bien xam naa ni moom relooking bi dinañu ci am lu ñu leer wala téléspectateurs dinañu ci gis ay yees. fii ak lundi prochain incha allah. Ibou moom naa la nag. maa la daaxal na yaa ngi ci jàmm waaw ñu ngi sant bu baax. maa lay déglu temps ci rajo bi nga koy toj. waaw gis nga de ñuy kii rek di fawantu nànk rek. taxawaay Salif. sama waa ji Salif mën na xaar de bu demee congé duñ tiitati de. déggal loolu. loolu laa xalaat de parce que parfois dama gis sama oto naan waa kii Ibou la wala du Ibou. ndeysaan waa gis nga de. ñuy dugg ci yeneen facette daal muy kii. waaw muy xorom. ndeysaan rubrique rajo sax. waaw war naa mën a ñëw waaw war naa mën a ne ci digital di jaar fii itam moom itam di def di loxal. loolu mënul ñàkk de ah. kii rey na Salif foog muy loxal. sëñ Tuba kii dafa neex. mais wax na dëgg. waaw Salif bi ñëw di loxal. Salif bu wàcc 18h rek ñëw def 10 minutes de loxal. wax nga dëgg de. loolu dafa fees. loolu faaw ñu wax ci non loolu dama koy gérer ci relooking bi loolu faaw maam ay ci chers amis téléspectateurs de la Sen TV ñu ngi leen di jaare waat bu baax fa tabaarakàlla ci bisu tay bi di wax ni nag rendez-vous tàmbaleeti na waaye ci kanam tuuti itam da ngeen am lu spécial ci sopp nabi bi nga xam ne nii mu ngi fi fas yéene tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam ci kanam tuuti ñu xool ñun itam noonu leen di mën a bégale ci pàcc bi ñu ne maman. Aïcha ce sera dans la partie humour ci deuxième partie bi ak Ibou Ndi moom itam Kira tous les mardis elle est là pour le meilleur de la séduction Kiki comment vas-tu? Ça va Nafi très très bien di nuyu ñëpp ñu bokkal plateau bi di nuyu ñu ñi seetaan dem ba Mali nag nuyu waa Mali ñëpp ak waa zone B ndaxte tey waa zone B ñoo jaar fii Manding Mori donc bokk na ci nuyoo tey. tey nag ñu war a waxtaanee tamit préparatif yi ci Korité bi. soos yi parce que daaw indi woon nga fi soos yi ni ñu koy. dressé kaan yi ñuy dressé. yooyu am na solo tey dañuy dimbali ñi nga xamante ne seen budget tey matul. waaw ñooñu la ñuy jàppale ndax tey gisuñu ne ñenn ñi seen Korité bi tey dafa sedd daal. Aïcha ci kanam tuuti itam dinañ ñëw ci lool mais nag man dama yaakaar ne nag Sénégal quand même mbay. am nañ xaalis. mais si parce que oto yi embouteillage yi. gis nga ni mu mel ci dëkk bi après ñu ne yoruñu dara mais ku ci nekk yor nga weccet booy jaay ci marché bi. mais bien sûr marché instant bi ak li nga xam ne moo di atelier tailleur yi ak li nga xam ne mooy salon de coiffure fi mu toll coiffure yi lépp fi mu toll bouclé na boo ñëwee da nga fay fekk rang bu gudd. marché yi xat tali yi essence yi oto yi am essence. mais Sénégal nag dañu bëgg nag de l'extérieur ñi jekk nag macha allah moo tax suñu kër yi di jaar yoon. su Korité ci benn Sénégal loolu dafa bokk ci deret ci charme bi. maanaam sak ak sutura. dafa bokk ci suñu bi. ayca ci kanam tuuti dinañu gën a yaatal loolu ak Kira la séductrice moom itam Nénette Sow tous les mardis daf fiy ñëw pour coup de gëlëm bu tey neche noo def. Nafi maa ngi fi ma lay nuyu bu baax di nuyu suñu invité bi ak ñi ma bokkal plateau bi également ñu ñuy seetaan tous les soirs sur le rendez-vous bu ci kanamee rek comme ni nga ko waxee ñu ñëw ci sama coup de gueule tey nag du nekk coup de gueule carrément dañuy indiwaat rek xeetu
médecins yi ndax tey ci manque de vigilance yi am ci hôpitaux yi tout le temps rek ci la ñuy ñëwaat. ayca loolu itam dinañu ci ñëw tout à l'heure dans la deuxième partie itam moom Jeanne Mendy dinañu rejoindre ci actualité yi gën a fës ci réseaux sociaux yi du yem foofu rek ndax chaque jour itam dañu fiy am ab invité bu yëngu ci wàllu musique divine wala musique religieuse ñu adapté wu ba tey ci contexte ramadan bi ñu nekk tey nag ki ñu fiy dalal sopp Nabi lay wuyoo nekk tàggatu yonent bu mag boo xamante ni fii ci réew mi kenn dootu ko présenté moom itam dinañu bégal ci kanam tuuti loolu yépp nag buñ ko boolee moo nax a nekk rendez-vous bu tay bi mais laata ñu ci gën a dugg dañuy dem xooli Maman Diallo ak Top 10 di produit bu bees bu ñu Uniparco cosmétique indil di parfum bu neex waaye maman. voilà nag di la nuyu bu baax di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ak suñu mbokk téléspectateur yi toog duñu seetaan à travers la Sen TV dalal jàmm suñu invité bi di Sopp Nabi kon nag dañuy jublu nag ci produit Uniparco bi nga xamante ni mooy Top 10 comme ni ma leen ko tàmm di waxee nag plaisir lay doon saa su ne ci man pour ma présenter leen ko mu nekk une gamme de toilette comprenant des références donc am nañu 7 références am nañu 5 yoo xamante ni c'est pour les femmes muy amour sensitive majestique idéal ak passion ak voilà ak passion donc ak yeneen ñaar yi nga xamante ni c'est pour les hommes muy li nga xamante ni mooy élégance ak intelligence mu mun leen accompagner seen ay déplacements yëpp ngeen mun ko def seen sac wala seen poche ci période tàngaay bi surtout nag foo leen toog bëgg xeeñ neex rek ngeen daal di koy jël nag piisoo ko bu ko defee xet bi 24 heures sur 24 dafay des ci li nga xamante ni mooy seen ay yére en même temps aussi dafa neex a yóbbaale parce que c'est un flacon de 75 ml avec pompe vaporisateur ba pare li ci dàkkati mooy c'est un mix des meilleures fragrances parfumées du monde boo leen bëggee ci gamme Uniparco bi nga xamante ni mooy Top 10 bu yanj bi boo leen demee ci grande surface yi da ngeen ko fa am ci prix yomb lool comme mu nekk mbir Ndakaaru Njaay wala fépp ci Sénégal alors mën ngeen tàmbalee woote nag dès léegi ci 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 wala ngeen bàyyi seen ay numéro téléphone ci suñu page l'officielle Sen TV bu ko defee nag balaa fin wu émission bi rek ma daal leen jox ci li nga xamante ni mooy ndogu ñu maye chaque jour wala ngeen bàyyi seen ay numéro téléphone ci suñu page YouTube des médias juste di rappeler ni que ñi nga xamante ni ñoom la ñu mayoon xéwal yi vendredi jotaguñu ko incha allah xam naa ni tey dinañ ko jot ku ci mel ni ki nga xamante ni mooy Ndumbe Mbayang Jeeju ak Ndey Sarr ak ki nga xamante ni aussi mooy Njumba Fay dañoo amoon tuuti problème pour transfert bi mais tey incha allah ñu nañ jot ci li nga xamante ni mooy seen xaalis yu ñu leen mayoon depuis vendredi na fi jëy ci kanam tuuti ñoom ñëpp dinañu jot seen xaalis bi nga xamante ni ñoom moom lañ leen may en guise de ndogu du jour tey itam réagir leen en masse sur Facebook Sen TV l'officiel mais aussi sur YouTube la page des médias woote ci 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 ngir nag mën a participer massivement ci émission bu tay bi ay mën nañ dem nag xooli Kira ndax nag comme dañoo nekk ci mouvance su fête bëgg naa ñu dem wax jigéen ñi wala famille naka la ñuy organiser woo ba lépp mate en Kira ayca ce sera tout juste après ceci. ko waxee rek ñi tàmbali ci fetu tabaski korité bi ni ñu koy defee ndaxte korité na dafa nekk fête bu gën a neex ci fête musulmane yi ndaxte moment la booy am jotu sañse di sañse suba si sañse goon si à l'aise ba pare na am temps dem julli ji parce que korité am na solo jigéen ñi dem à la mosquée donc mun nañ dem le matin à la mosquée ñëwaat nekk seen waañ séddale seen ngalaxi et toppatoo nag seen buffet waaw teg leen buffet dafa am solo soo leen nekkee seen kër jël leen benn table bu rectangulaire nañ sësal ko ci benn mur nañ def ko buffet de présentation buy joxe air que fii tey ci kër gi dafa am fête bu fi am loolu dafa am solo bu leen bàyyi rek kër gi comme nu mu tàmm di mel d'habitude il faut nen def benn table bu xam ne dafay wute ak yeneen jours yi donc table boobu lu ñuy wax un grand buffet nañ def seen nappe en dentelle moom nañ di génnee seen centre nag de buffet nañ def fa benn étagère bu xamante ne ay fruits nañ koy teg dañ di ko rangale rien que des fruits toute la journée su ko defee nag seen fataaya seen neemi seen kibbi seen fiixa lépp luy ñami sew yi xamante ne canapé lañ koy tuddee les petits salés nen rangale ko ci seen table dafay égayer table bi deg ci ay couleurs moom leen war a def nen teg tamit seen ay boissons bu leen xaar forcément ba gan gi ñëw nen doog a dem di dégivrer dafay compliqué donc teg leen seen ay boissons les couleurs dafa bokk ci luy présenter bu baax seen buffet. nit ñi farataala glaçon de. billaay type glaçon charme la na jël sa pince di jàpp teg si sa verre yi
il faut ñu utiliser ndab yi. ñu fi décongelé di tooyal table yi tooyal plate yi. c'est important vraiment ñi bàyyi xel génnee ndab yi rafet yi ndaxte ndab yi macha allah dafa évoluer yi rafet fi nekk léegi génnee leen ko ci bésu Korité parce que am nañ jot bi jigéen dafa war a jaagari taaj servir à boire wane tuuti lu mu yore te yëf yi laajul lu bëri. mais bët lépp muñ ci regard donc jouer leen ci ay couleurs ci seen table yi nañ teg léegi su ko defee au moment de servir heure de repas yi rek nañ di génnee les plats principaux nañ teg ko ñu bëri nag dañuy nekk rek ci ay méchoui dem commander méchoui poulet chaque jour ñu ci méchoui poulet il faut que jour de fête nañ indi leneen lu bees waaw il faut ñu indi bañ ko oyofal parce que su fekkente ne yow kër la bu xamante ne dinañ dëkk ci méchoui ak ay poulet en entier kon yow jour de fête il faut na fëlee feneen kër gu ko tàmmul di def nag kooku moom moomee présenté méchoui ak des poulets en entier su boobaa day fës day nekk vraiment un programme un événement te tey togg am na ay manières yu bëri yu ñu ko mënee présenté ndaxte lépp lu jëm ci yàpp xam na ne mën na ko def sous forme de moule cake mu jox la forme cake rectangulaire na dagg ko ay tranches un rôti na dagg ko ay tranches day permettre vraiment service bi day facile ba pare doo am yax te danay nekk à l'aise dafay nooy nepp donc yooyu dañ koy bàyyi xel di ko sóoraale ndax mag yi tamit nekk ci kër gi ñoom ñi mun gis seen bopp ñi am lu xamante ne day nooy si ñoom bu leen présenter rek ay frites ndaxte frites dafa nekk lu xamante ne on aime le manger chaud te jour de fête nekk ci waañ bi 24 heures sur 24 c'est pas possible donc danañ di teg ay accompagnement yi nga xamante ne dafay yomb servir ay riz cantonné tey loolu nekk na lu xamante ne salade de riz du gaaw a tourner nañ dem tamit ci ay xeetu gratin yuy changer présentation gratin de légumes mu gën a oyof xalaat la ñi mel noonu bien entendu le couscous moom sera toujours là ndaxte couscous day dépanner bu baax su yëfi jeexee couscous baa ni fi pour compenser donc nen orné ko orné bu rafet tamit et de préférence orné leen ko avec des herbes avec les carottes que vous pouvez couper mais soo leen defee yenn ingrédients yi charcuterie yi ci seen couscous sachez que dafay gaaw a yàqu donc évitez de mettre cela donc loolu lay may leen tamit nag que nañ tegle sañse yi Korité mooy fête bu gën a neex ndaxte dañuy am jot bi ngay toogee ci kër gi bu ngay génnee dem ziyaare ji sol leen di teg parce que vraiment Korité on a le temps on n'est pas fatigué Aïcha Kira am na solo merci beaucoup on te retrouve itam xam naa donc inchallah ma joxe rek exactement ma joxe rek ki ma habillé di Mandi Mori Couture moo fi jaar tey ma jox leen téléphone am c'est le 77 238 35 39 zone B. voilà moo fi jaar si beer bi Kira loolu moo nekkoon page séduction bu tey dañuy enchaîner tamit ak ki nga xamante ni moom moo di Mbaye Paccax directement ak Daalu Ndakaaru itam. Aïcha mën nañ xooli Mbaye nag ci Daalu Ndakaaroom lu ne rek mu ngi koy wax fi mu taxaw mu ngi wax ak fan sami TikTok mu ngi def direct Instagram ci fi mu taxaw mu ngi waxaale Kira ay sew-sew ci fi mu taxaw mu ngi tontu ne ci fi mu taxaw man su ma waxee mu pëtëxlu ci fi mu taxaw ba tey loolu mën naa lu ne mën naa xew man gis ñetti fan yi man wala ñaari fan yi may ñëw rek damay perturbé nga bëgg ma fa indi lundi ba vendredi waaw yow gëm naa ne dangay wàññi say jours yow waaw sinon rek nga jël say demal Mbaye demal Aïcha waaw Aïcha mi ngi noonu comme ni ma ko waxee woon sànq rek embouteillage bi nga xam ni moom mooy am Cambérène ku ne ku fay jaar diggante 15 heures ba 22 heures da nga gis ni foofu dafay xat travaux yi foofu noonu dafay yàq ak poussière bi nga xam ne moom mooy dugg ci gox bi dañuy dem seetaani benn vidéo bi nga xam ne jël nañ ko foofu noonu bu ñu ñëwee ñu gën ci yaatal. tali bii nii bëggoon na lu mu gën a gaawee plus rapidement possible ñu defawal ñu ko quoi parce que dañuy sonn trop pour dem Dakar pour ñibbi si même tout aussi suñu kër. fii nii kañ nga gën a mer sa bopp mooy heure ndogu jot
fii 17h boo fi rombee ba 22h sax du tax nga génn fii nii. chauffeur lañ yoo xamante ne am nañ problème mu yoon vraiment embouteillage bi métti na bu ñu sañoon daal ñu dimbali ñu gaaw tali bi ñu gaaw defar ko mu pare ndax embouteillage bi mën a wàññeeku. lii nañ ko defee une bonne fois parce que fii la ñëpp di jaar ñi war a ñibbi ba Malika ñi war a ñibbi ba Apix. man daf naa fi accident bëkk leen sama oto vert bi toj ma war a taxaw xaar Costa mënuma ko xaar pour bañ kele embouteillage bi bañ a gàddu àq doomu aadama yi ma waral ma droité waa ji droité mais dafa mujj na ma noo duma la fay. comme travaux yi defe naa moo njëkk bu Pikine te Pikine bi dañ ubbi nañ ko yaa à peine semaine dernière su ma juumul ci 2 mois lay am parce que man secteur boobu dama fay jaar mais la moo war a mën a téye tali. man li may xalaat sax di loolu même ambulance un cas d'urgence tey bu amoon fan lay jaar pour dem yii xaalis yi ñuy jël di ko dugal ci kii yeeg ay Kër Massar ay département ak yooyu dañ ci sonn nañ defar lii mooy priorité quoi. tali bii nii bëggoon na lu. doxalal. waa Dieye mi ngi noonu travaux yi nga xam ne moom moo nekk Cambérène ku ne xam na ni pont Mermoz pare na fi Sacré-Cœur pare na fi. Pikine pare na fi Yoff pare na fi feneen ak feneen pare na fi te benn distance bu ndaw la. mooy ci côté géej gi ak yooyu noonu léegi nag ñoom nee nañ dañoo sonn chauffeur yi fay jaar ñiy dem ay Malika Kër Massar Tivaouane Peulh côté yooyu noonu yëpp foofu la ñuy jaar mais embouteillage dafay am te am na koo xam ni am na chauffeur boo xam ne dafa souligner lu am solo ndax nee na ambulance bu nekk dafa war a jaar foofu noonu am cas urgence du am fu mu jaar léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk nag ci Cambérène bi li ko wër yëpp ñoom nee nañ poussière bi daf leen a sonal déjà seen xale yi nekkatuñ ci sécurité ba pare espace bi nga xam ne moom lañ bàyyi foofu noonu pour travaux yi en général dañ ko daan clôturer pour sécurité mais foofu noonu espace bi dañ ko daf ni yàmbalang ñi nga xam ne amul ay lampe amul lumière amul dara boo fa jaaree guddi am na ñoo xam ne ay def ko ti ñaawteef la ñoo xam ne dañ fa nekk ba ñoom dañoo mujjee def benn kuréel boo xam ne dañoo fas yéene jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu léegi nag ñoom dañoo joxe benn ultimatum 15 jours donc ñoom waa Cambérène yëpp jóg nañ taxaw nee nañ pour travaux yi pare te travaux yi ñoom li leen gën a tey seen xel mooy duñ xëy ba gis kenn koo xam ne yaa ngi xëy di liggéey si wala dara passerelle yi parewul pont bi ñi nga xam ñoom ñoo war a ñëw pour continuer travaux yeeg yooyu duñ leen fa gis donc ñoom dañuy xool autorité bi la ñu woo pour ñu wax leen lu leer nañ balaa ñoom ñooy génn di réagir. Aïcha merci beaucoup Mbaye yow itam dinañ la retrouver suba incha allah. laata ñuy wori rek. incha allah demain incha allah mais réfléchir ci relooking bi. relooking bi ñoo xam ne seen i bés day wàññeeku. am ñu seen i bés di yokk. am ñuy dugg. am ñuy génn définitivement. oui loolu yàlla baax na man de toute façon man lundi mardi ba vendredi dig naa ko téléspectateur. Aïcha merci beaucoup on te retrouve demain. incha allah Aïcha mën nañu dem nag xooli suñu invité Sopp Nabi mu bégal ñu laata ñuy dem pub pour ñëwaat ci deuxième partie bi ay ca Sopp Nabi maam Sidi bu baaxee rek ñu dem Aïcha ani micro bi mën nga tàmbali sax may ñu dara rek laata son bi di yemb. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ñoo ngi am kontante ak mbégte partagé ak yéen plateau bi ndax ci kër yi lañ daan toog di leen bége lool tey bu ñu toogee fii di jàkkaarloog seen jëmm yu tedd yi duñu def lu dul kontaan waaye di nuyu sunu kilifa gu tedd gi Cheikh Mohamed Fadel Aïdara bi may ñëw ci yoon bi dama am ndog daf maa jox yére bu rafet ma ñëw ba ci yoon bi oto yi tis sama yére waaye nag ki nga xam ne mooy Xaadim Gueye di rakk ci Ndey Gueye ma woo ko rek mu daal di taal otom ñëw jox ma yére bu rafet bi kon ñoo ngi koy sant tamit di ko gërëm di ñuy waa Siratu Nabi di nuy sama waajur soxna Nday Mbay mi ma ñaanal ba tax ma yegg si fii di nuy ñëpp di nuy Baara Dolli ak Cheikh Baara Sall ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax kon rek ñu barkeelu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha.